muy sa vendredi bi 19 janvier à la maison de la culture Douta Seck de 17h à 22h Assane Mboup xawaar leen ba ngeen kontaan Assane Mboup en live àjjuma 17h ba 22h. Pionnier de l'audiovisuel au Sénégal, le groupe Excaf Télécom est plus que jamais déterminé à mener le projet télévision numérique terrestre à bon port. Fort de ce constat, le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique a fait le tour des locaux de la TNT. Objectif, constater de visu l'évolution du projet. C'est un projet extrêmement important pour le chef de l'État et pour le gouvernement. Vous savez que le Sénégal devrait basculer en fin 2017 de l'analogie au numérique. Et pour toutes ces questions, il était pour moi important en tant que nouveau ministre des télécommunications, des postes et de l'économie numérique, de venir m'enquérir de la situation. Après un tour dans la salle de monitoring, plateforme de supervision et de formation de bouquets télévision pour la distribution aux usagers, le ministre s'est réjoui de l'état d'avancement du projet et du travail colossal abattu par Excaf. Excaf a investi à la place de l'État. Je pense que ça c'est à saluer. Nous disons bravo au PDG. L'État, en tout cas, a un partenaire qui fait beaucoup d'efforts en matière d'investissement. Depuis son démarrage, le projet TNT a connu une évolution fulgurante. Une large couverture sur l'étendue du territoire national est assurée. Nous avons assuré une couverture à 90% sur le plan démographique. Certes, il y a une forte demande en termes de décodeurs. Nous nous attelons à approvisionner le marché très rapidement, en continu et sans interruption. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase de terminer, de le finaliser. Donc prochainement, nous pourrons voir les services du ministère de la Communication quel est le plan de basculement qui a été retenu par l'État, comment l'État compte procéder et nous nous conformerons à ça. Mieux, le président directeur général du groupe Excaf Télécom promet de terminer ce projet en beauté au grand bonheur du chef de l'État et de la population sénégalaise. Nous sommes très fiers de pouvoir avoir l'opportunité de montrer à l'État du Sénégal l'ensemble des efforts que nous avons faits jusqu'à présent pour mener à bien le projet qui nous a été confié, de prouver également que nous sommes capables de respecter nos engagements en termes de qualité de service, d'engagement et de couverture, tel que le cahier de charges nous a été édicté. Ainsi, le groupe Excaf Télécom fait des efforts pour assurer une bonne mission de service public. De nouveaux décodeurs sont mis sur le marché et la phase 2 de la campagne Nemeko TNT est en cours. Campagne Nemeko TNT. Après une première étape couronnée de succès, Excaf Télécom a lancé la deuxième phase de cette opération depuis le 15 novembre 2017. Des techniciens vont sillonner les différents quartiers de Dakar et sa banlieue pour vérifier vos décodeurs et installations. L'équipe de la TNT ratisse large et se rendra également à Sangalkam, Bambilor, Rufisque, Bargny, Diamniadio, entre autres. Vous pourrez les interpeller sur toutes les questions qui vous préoccupent. TNT by Excaf, votre satisfaction, notre priorité. Sénico ak Sen Bouillon Kadi ñoo leen di may seen émission Ndénkaan.
aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk téléspectateur u DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sant borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di bàyyi xel comme ni ngeen ñuy bàyyi xel ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la ziyaara la baal la àq baalu la àq ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal yàlla yal na yàlla def jàmm ci àdduna bi def ko ci réew yi ñu wër waaye def ko Sénégal ñi ngi ñaanal ñi tëdd tawat di ko doxantoo yal na yàlla saafara leen ñi nga xam tam ñi ngi nekk hôpital yàlla nañu génn ak jàmm dugg lañ ci kër kilifa diine yi ñu ngi leen di nuyu di leen sukkal di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi loolu te wér ñi dem ñu ñaanal leen jéggalu borom bi ñun ñu fi desandi yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër ñi dem ñëpp yàlla nañu wax ay Seyda Adama Seck bi tamuy yàlla ta xaw mi yaalamuun bi maa xafara li rabbi wa jaalani minal mukramin ñi ngi leen di ñaanal di ko sàkku ci yéen ñi nga xam ñi ngi nekk ci diaspora bi di ñu seetaan yónnee ay nuyoo ay SMS ñi woote di rafetlu surtout thème bi nga xam ni mooy conflit de génération bi ñu jël ñu nekk extérieur ñu bëri woote nañu di rafetlu li nga xam ni noonu lañ ko doxalee DTV ñun tam ñu ngi leen di delloo njukkal bu baax a baax ni ngeen ko xamee rek émission bi ñëwaat nañ ci kàttanu yàlla altine lañ ciy ànd ak yéen ba alxamis ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci tàmm àndal oustaz Mohamed namoon nañ ko ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax mère Thiama tamit macha allah teew na ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar bu la bi macha allah seexu naa moom itam namoon nañ ko ñu ngi koy ziar bu baax a baax Badiane Louise ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar kon xam naa ni Modou Mbacke tam ma nga studio 2 di ñu xaar Modou Mbacke salaamaaleykum yaa Seyda waaleykum salaam wa rahmatullah bii tamit rafet na macha allah. ci yow laay roy yow laay dimbali. yow rek wax dëgg yàlla macha allah dugal bi ci biir noonu ah. gis naa grand bu yi ngay def. tabarkalla macha allah. merci beaucoup. ma lay yóbbante nuyoo. waaw. sama benn rakk. bu jigéen. nee na vraiment daf lay safoo bu baax. ndeysaan bi ma demee Touba fan yi la ma ko wax. dëgg la ñu ngi koy ziar déjà sax xam naa dina la ñëw woo incha allah. waaw incha allah mi ngi foofu di jàng nee na daal macha allah xam-xam beeg doxalin bi ku ko neex nga. ma ne ko léegi incha allah naa ko wax yaa Seyda ngeen jokkoo incha allah. ñu ngi koy delloo ziar gi. tabaraka macha allah di nuyu waa Touba yëpp. jërëjëf tabaraka allah. bisimilah tafaddal ci yéen kaay yi. jërëjëf yaa Seyda na woon fa woon yëgle kaay yi xëy di génn sakkan Vox Pop ñëw ci réew mu Sénégal tolluwaay bi yëgle kaay bi nee na réew mi de mi ngi saamandaay woppus màgget foo laal mu ne us yëgle kaay bi ni weeru janvier gii ak février dana tàng jipp ci Macky Sall ak nguuram syndicaliste yi jàngalekat yi liggéeykat yi opposition bi ñëpp a ngi wàcc génn ci mbedd mi yëgle kaay bi nee na fi mu toll nii 23 janvier bii waa CNTS ñoo aye daañu génn ci mbedd wala seen naxaru xool ndax nañu réew mi président Macky Sall la mu déggoon syndicaliste defu ci lenn ñetti at jàpp ñeenti at booba ak léegi lii moo tax seen bool mu ñu kaay fees moo di gën a gàngooram daañu génn ci mbedd defanteeg ak nguur gi ba nguur gi sàmmi kàddoom ci wet tam yéene kaay bi yëmu ci ay Seyda ñëwaat na wax ci lu soxal waxtaan bi am démb diggante ministre bi dénk fonction publique Mariama Sarr ak jàngalekat yëgle kaay bi nee na waxtaan boobee dafa gàtt ni yéegu bay jurut lenn yëgle kaay bi ni ministre bi daanaka dafa mel ni daal déggut cax wi jàngalekat di cax mënu koo càqi maam daal problème bi daf koo dépassé tax mënta indi solution Vox Pop loolu la xëy Seyda yëgle kaay ba neen enquête moom itam dafa xëy wàllu gune ma yëgle kaay bi nee na fi ñu toll nii tembem réew mi day plan Sénégal émergent bi Macky Sall ak ngóoram di bàkk saa su ne am na lu ko topp ni ay nux-nux chantier yu bari taxaw na yële kaay bi nii lu ko indi mooy ñàkkum jëmtukaay maanaam daal ñàkkum jëmtukaay moo am ak it guerre bu metti boo xam ne ngi am diggante Ageroute ak liggéeykaay bi nga xam moo di entreprise Mapate Ndiouk yëgle kaay bi ni lii moo bloqué mbir mi lu di mel sax moo tax ministre bi Sophie Gladima Siby nee na ak lu man di xew jot na nguur gi xool pexe nu mu gën a gaawee ndax lii buñ ko bàyyee muy wéy mën naa indil réew mi ay benk ña ngi koy tar loolu la enquête xëy yaay say daam yële kaay ba neen les échos moom it xëyee beneen problème bu Macky Sall am jamono ji ca mooy coow lu ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar yële kaay bi nee na fi mu toll nii de Benno Bokk Yaakaar mi ngi ci problème donte Macky ak nguuram mi ngi waaj élection présidentielle 2019 fi mu toll nii xiiroog ngaayo gu metti moom ci seen biir waaye tamit parti ba booy xool dafa faible bu dee xool lu mel ni kim PS xar na ñaari wàll ñee ànd ak Khalifa ñee ànd Ousmane Tanor Dieng ñee AFP it naka noonu fi mu toll nii AFP googee moom itam daanaka dafa loof lompoñ LD tam naka noonu yële kaay bi ni lii moo tax fi mu toll nii Macky moom am na problème dëgg moo tax it la mu jàpp mooy indi ay transhumants yu ko mën a may doole ba mu am deuxième mandat lii la leesee ko xëy yaa Seyda am yële kaay beneen yaa Seyda Le Quotidien moom it xëyee beneen problème ci beneen coalition ginnaaw coow la ci biir coalition Manko Taxawu Sénégal fi mu toll nii tembe day beneen coalition bu am problème mooy diggante Idi ak El Hadji Malick Gakou yële kaay bi nenam ñaari candidat feeñagul na ci benn coalition bi
kon maa ngi koo taxaw Sénégal bu defu ndànk bukki dana ko matt bu mag bu mu xamul fan la koy waxee ji ca nag bu defu ndànk lu ni mel mooy tax ba Macky mën a am deuxième mandat ndax faaw ñu xiroo ngaay ñoom opposition bi comme na woon élection présidentielle législative yi ñu génn kon yëglekaay bi ni Idi samp ndëndëm El Hadji Malick Gakou samp ndëndëm ñaari ndënd ci benn coalition laas ya Seyda moom ma nga ci Khalifa Sall meerum Ndakaaru bi yëglekaay bi nee na Khalifa Sall moom de daañu ko atte 30 janvier bi ci ëttu attekaay bu CEDEAO ci Abuja ci réewum Nigéria yëglekaay bi ni Khalifa Sall moom ci boppam daal dafa jàpp ni état Sénégal da koo njatt jaay ko doole fu mu ni bër gars yi bëgg a rëq ndigam lii la mënta bàyyi muy jàllum libération yi moo tax Khalifa Sall mi ngi laaj 50 millions francs CFA ci ak ndàmpaay 50 milliards francs CFA ci ndàmpaay waaye itam nañu ko bàyyi na mu gën a gaawee atte bi itam nañu ko aj ba jëmi jamono lii la Khalifa Sall yi sàkkum ci ëttu attekaay bu CEDEAO bi Sénégal bokk l'observateur ya Seyda bi itam ñëw ci benn wàll moom it jamono ji tembeem ñëw na ci mbirum sport sunu équipe nationale bi wàcc mondial bi yëglekaay bi nee na waxtaan gu yaatu am na fédération beeg ministre bi dénk wàllum sport lépp mooy waajal mondial ba Sénégal bu demee man faa am ndam gi ni yaakaar ci moom ca wet ga ku ni yaakaar ñëwam ci équipe nationale mooy Ismaïla Sarr yëglekaay stade xëy wàllu grimel yaa Seyda nee na daal Ismaïla Sarr am na juróomi weer ngir pourvenir kon moom mën nañu ci équipe bi ndax dafa amoon gaañu moom Ismaïla Sarr bay doog a reprendre sunu lamb yaa Seyda ma nga ca lamb ja ma ngay wax Yékini ki nga xam mooy kon rek combat Papa Sow Yékini waaye tamit ni seen mbër mu mujj di rek kii di Lac de Guiers 2 laale woon ak ñoom yëglekaay baa ngi tëjoo ko faram-fàcce lan mooy faiblesse ak fort yu ki nga xam mooy kon Lac de Guiers 2 digganteem ak Modou Lo yëglekaay bi ni faaw mu tàng faaw mu tar Modou Lo amuk caay-caayu mbër Lac de Guiers naka noonu muy combat bu mag bu nuy xaar yaa Seyda l'observateur yaa Seyda jeexale njombe bu am ca Louga yëglekaay bi neenam ab aaw defet na fa njombe moom daal dafa bàyyi ba borom këram dem liggéeyi mu daal di yexoo su ñaaxeel ba duma ko duma yu metti ba diri ko ci escalier yi yaa Seyda aaw bi moo def lu mel nii ca Louga loo ca quartier montagne loolu de doy na waar waaw yi dañoo ko def moom lu ko jaral loolu daal lu ko fi jar lu ko fi jar de moo jaaxal ñëpp moom daal yexoo su na ñaaxeel bi wujj du dara boo ko wërsëg la rek ndax xamee na ko noonu xam naa bi muy def loolu xelam da koo réer waaw xam naa daa réer xëy na waaw xel mi daal moom mbir ba daal mu nga mujjee fi ñu toll nii commissariat loolu nag dara jaru ko waaw ndax daal du may metti na waaw loolu nag waxaa da ko ëpp doole nag waa xam naa boo deful ndànk nag ko ëpp doole wala mu bett ko xam naa da ko yoxoo su xëy na doy na waar en tout cas daal da ko diri ci escalier yi ndeysaan loolu yéen kaay bi xëyee moom l'observateur yaa Seyda dëgg la loolu ñombe la tabarakalla dëgg la ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf gërëm la mu wér mais démb fi nga defee sa émission macha allah waaw démb ñu ngi woon ci portum Ndakaaru waaw ak directeur général COSEC waaw vraiment ñoom itam ñu ngi leen di félicité du ñàkk sax daañu gën a def ay jéego lëkkaloo gën a am bu baax incha allah dëgg la am na solo trop seetaan nañ ko image yi rafet tamit fi ngeen ko defee tamit xam nga rek géej moom macha allah waaw moom géej moom lu ci feeñ day am solo macha allah day rafet waaw jërëjëf yaa Seyda waa kay merci Modou ñu bokk yendu jàmm merci beaucoup merci jërëjëf Oustaz Mohamed ziar ñu delloo ziar Oustaz Mohamed du wujje moom bokk wërsëg la jigéen ñi il faut ñu delloo si seen xel ku yàlla bind na da ngay bokk ak sa borom kër keneen mënoo ci dara laa ma xaala la rafet ci daal dafay daal di am solo ndax sax njaboot gi ñu nekk ci ginnaaw je pense que ne li ci ndénkaane wax daa mel ni aaw boobu dégg ko dama koy ñaan rek mu dégluwaat émission yu am solo yi nga xamante ne def nañ ko ci wàllu kujje dëgg la léegi rek bi may yéeg am na benn soxna suy wax ni jigéen ñi dañoo bëri faaw góor ñi di leen takk kon faaw aawo am ñaareel am li am solo rek mooy nit ki lépp looy def ànd seeg sa sago lu nit def te àndut ak sagoom après dina rëcc parce que buñ ko yóbboo police mu nekk yéegal ak bàyyi dina rëcc bu baax ak réputation bu ñaaw te buur nag day wuyu turam suñ ne aawo buuru këram buur du doxalee yéen ni dëgg la buur dafay am sac day am ki yaatal ñëpp dalal leen foofu ñëpp tàngat effectivement kooku mooy buur loolu moo tax ñu ne aawa buuru këram dëgg la bu loolu weesoo en tout cas Sénégal bu doon cin la ñu ne cin baa ngi bax mais nañu moytu mu ngeer mais est-ce que li muy xeeñ neex na waaw ndax nee nañ cin bu naree neex bu baxee en tout cas fa muy bax colal gi génn jëmul ci lu neex en tout cas nañ moytu mu ngeer enseignants yi ñu ngi yëngal ñaxtu donte ni nguur gi ministre Mariama Sarr moom lañ taseloon démb
déggoo amu ci tey rek bi may ñëw maa ngi gis xale yi ñu ngi génn di dem parce que jànguñu. En tout cas Sénégal mu ngi fi woon avant 2019 Sénégal dafay rester après 2019 li am solo mooy intérêt réew mi na ku nekk bu c'est-à-dire moo xam nguur gi la moo xam yeneen syndicats yi d'une manière générale. nañu bañ a profité ci situation. pour lor ñoo xamante ne ñoo yor ëllëgu réew mi nguur gi tamit lu ñu mun a yëwanalal ñi war a liggéey seenuk liggéey en tout cas na nekk loo xamante ne lu am kii la l'autre aspect moo di ne léeg-léeg damay demander est-ce que suñu politiciens yi ñu ngi yittewoo askan wi c'est-à-dire 2019 ñëwagul mais boo xoolee parti politique yëpp bu ci nekk kan mooy nekk candidat kan mooy kii loolu moo leen yitteel finalement li yitteel askan bi da ngay demander est-ce que ñoom dañuy œuvrer pour lu yitteel askan bi wala lu leen yitteel ñoom kase en tout cas man daal question la boo xamante ne tout le temps dama ci baaxel parce que day mel ni population bi dañoo nekk ci benn déeg parti politique yi nekk ci beneen waasu ñan ñoo war a àndal ñan ñooy parce que ñoom ñëpp seen yitte mooy kan mooy régner li nga xamante ne moom mooy 2019 en tout cas man li may tënk rek mooy ne Sénégal mu ngi fi avant 2019 et Sénégal dafay rester après 2019 te sunu gaal la ñun ñëpp nañu moytu bënn foo xamante ne ndox dafay duggee ngir ne ndox bu duggee ci gaal gi boo moytul as dina sonal ñu nekk ci biir gaal bi wala bu ñu seetaanee gaal gi dikk dëgg la yàlla bu gaal gi dikk yàlla ñu ci yàlla merci Thiama naam ñu ngi lay ziar yàlla nangu ziar maa ngi lay ziar di nuyu Oustaz Mohamed di ziar Cheikh naa di ko wax namoon nañ la affaire enseignant yi sax laay wax man tout le temps damay gis ne dañuy grève ñu leen di woo mais bu élèves yi génnee ñoom duñ dem toog dañuy dem jàngale ji feneen dañuy xarimat dañuy dem jàngale ji fayeeku ji weer def seen poche mooy xarmat xaruñ sax mat guy la ñuy xar te ñun ñu ngi bëgg a sonn sax ci affaire enseignant yi fii te ñoom ñëpp man damay toog parfois sax man ni lii lan la jël nguur rek xoj ko man ànduma sax ak ñoom mais di leen xoj ñu naan enseignant yi suñu doomi nañ jàng bu ñu xale yi génnee dem ku ci ne dem ngay jàngale ji ba 20h nga wàcc 20h demaat ci kër di fa joxewaat ay cours benn enseignant bankul amuñu fenn fu ñu banqué buñ leen fayul fii ñu ngi leen fay feneen waaye Thiam nag liñ féq ak gouvernement bi ne ko na ko matal man la gouvernement bi li mu xam nga jàngale dafa métti éducation ak jàngale bu njëkk bu ñu sàngi suñu maître dañuy daw waaw loolu amatul gis nga li ngeen wax àddina lay dox àddina boo dox ba li am waaye ñoom tamit nañu xam ne looy liggéey te amul barke duñ ci am dara bu njëkk da nga gis enseignant fonk ko waaye léegi boo gisee enseignant sax dootoo ko fonk na ma yàlla parce que seeni façon jël xaalis teg ko fii ba pare kisem man kii yooyu yëpp a bari di ku nekk mi ngi grève ju jóge ne ci rajo yi di wax nañ leen jàngal xaytu yàlla rek tax boo jàngalewul fii yaa ngi dem jàngale feneen toog fa ay heure ñu jox la xaalis bu bari 2 heures du matin la ñuy nelaw enseignant yi 2 heures du matin ci kër yi la ñuy ne di jàng ay enseignant nga toogal fii de sa doom ji enseignant la man moom taxul may wax de yéen taxul leen may wax de ñi may waxal xam nañ seen bopp bu ñëkk bi yamoon am ñu gedd seen cër d'accord xam nga li ma bu baax fii lañ dëkk ci dëkk yi xam nga ñun fii lañ dëkk fii lañ juddoo fii lañ màggee xam nañ li xew yëpp dañoo jàng ci public yi ba pare ba ñëw toog waaye lii xew léegi musul xew ci temps yi jëkk ya jël xaalis teg ko sa xaalis bu la joxee léegi 2 millions nga noppi 4 millions nga noppi wala bu la joxee fan la ministre nga noppi léegi fan lañ jëm doy na waar kooku nag dóor ñaareel bi ñaareel dañu yabaate daf ko tooñ mu faj ko un point un tiré bu ñu demee police it y a pas de midi à 13h. wallaahi mais Thiam da ko faj. yoo xam nga am na ku la yóbbante ci man nee na la dimbaleel yaa Seyda. ñaareel dañu yabaate dañuy tooñ ba pare seen jëkkër yi di leen jox ay poigne naan leen yéene sama xarit ku fi ñaareel tooñ. yow mi Thiam war nga toog fi naan ñaareel dañu yabaate. dañu yabaate kay dafa tooñ mu fayu mais noonu lay fayoo. buur dañ la bàyyi nga nekk sa buur dañ lay tooñ ñoo lay cuppati xam naa li ma la ko fajee noonu. man de doole ba mu bëgg a dee fu mu yam neex. waaw ñooy dóore parce que dañuy yàpp dañuy nekk ci kër gi ñu naan da ngeen a yàgg da ngeen a màgget da ngeen ñëw di ñu kii na la dóor ba mu bëgg a dee da ngeen dem ci yoon loo am jël. loolu am jël ñu tëj la. kenn du la tëj. bañ a tëj. tëj fa fii yoon. waaw yooyu nga am avocat bu aaw bu la layoon buñ la tëjee. waaw d'accord dégg ngeen Mère Thiam moo wax loolu ñaareel yi ndax aaw la seexu na
ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu ngi lay laaj suñu doom ji mbaa mi ngi tane bu baax yàlla na ko yàlla defal tawfeex bismillah rahmaan rahim rek mais fi may wax ci par rapport ak revue de presse bi li ci maire Thiam wax oustaz wax ko ci rek laa ciy wax mooy point aspect bi nga xamante ni tey par rapport ak enseignants yi parce que man je trouve que du ma ànd ak maire Thiam tuuti parce que su ñuy wax ne enseignants yi ñu ngi grève pendant des années dañuy xool ndax li ñuy laaj ndax yelloo nañ ko mu yelloowuñ ko parce que soo xoolee réew mu dem bu ne dafa am ñetti aspect yoo xamante ni réew mi daf koy fonk muy lu jëm ci wàllum éducation lu jëm ci wàllum santé ak lu jëm ci wàllum sécurité wàllum éducation nag nekk aspect bu am important ci réew parce que réew mu dem mu ne nag éducation daf ci am pàcc mu am solo te ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàngal dañ leen war a jox seen ax léegi soo xoolee revendication bi nga xamante ne moom moo tax tey enseignants yi di grève revendication la boo xam ne depuis 2014 la mais soo xoolee ci 2014 ak léegi am na ñu bëri ñoo xamante ni naam yelloo nañ ko sax mais gënuñu koy yelloo enseignants yi yu ñu defal ay privilèges defal nañ ci député yi privilège seen jabar yi yokk jox leen benn compensation jox leen ay auto ainsi de suite ay directeurs de société defal nañ ko ay officiers armés yi fii defal nañ leen ko ainsi de suite est-ce que ñooñu ñoo ko gën a yelloo enseignants yi privilèges yooyu noonu ñu leen di defal est-ce que tey privilèges yooyu noonu nga xamante ni tey ñun ñu ngi leen koy defal xëy na sax te gënuñu ko soxla est-ce que loolu tey bu ñu ko dajale woon tey pendant ñeenti at yi est-ce que du woon régler benn problème ci problème enseignants yi man je trouve que tey Sénégal dafa war a weesu fu ñuy waxee problème mu état ak enseignants yi état moo war a parce que tey man mënuma état tey signé ay protocole d'accord ak enseignants yi ba pare xëy bés pendant des années pendant 4 ans doo ko respecté c'est que état moo war a responsable wax li mu mën wax li mu mënul yaa ngi comprendre mais tey je trouve que ni enseignants yi ay pères de famille lañ comme ñëpp ñu ëpp ci enseignants yi seen doom yi si ay école publique lañ nekk tey li may dal keneen ak keneen moo leen di dal tey suñu toogee ñu ne enseignants yi xarmat Sénégal ñëppay xarmat moom du ci enseignant boo duggee fii télé bi gars yi bu ñu wàccee dañuy xarimat Sénégalais góor yëpp ku ci wàcc 18 heures yaa ngi xarmat ba 22 heures parce que salaire yorul benn kër luy xarmat sax la seen tey mooy li nga wax rek yaa ne xar guy n'est-ce pas man je trouve que tey enseignants yi problème bi warul nekk ci li ñuy revendiquer dafa bëri ou pas mais problème fi mu war a nekk mooy li ñuy revendiquer est-ce que yelloo nañ ko waaw wala déet su fekkente ni yelloo nañ ko état bi jéem a xool lim ci mën lim ci mënul wax ni mënu ko parce que réew mu nekk aussi dafa am lu mu mën am lu mu mënul mais promettre ay nit ay mbir pendant 4 ans 5 ans ñu ciy daw aussi neexul te enseignants ay pères de famille lañ comme Sénégal yëpp yoo xam ne dañuy am ay besoins yoo xamante ne ci yii lañ koy mën a régler loolu benn la beneen mooy par rapport ak équipe nationale Sénégal ñu gis ni Sénégal saa yuy dem ci saa yi waajal ay compétition tout le temps nit ñi dañuy nekk di wax affaire ay ñu ngi am nañ problème lii amuñu problème lii amuñu naan sax man je trouve que tey coupe du monde li ci des xaw na bëri te coupe du monde du loo xam nañ koy préparer ci benn weer man je trouve que tey suñu autorités yi tey war nañ mettre suñu joueurs yi ci ay conditions yoo xamante ni tey parce que tey équipe nationale Sénégal tey li muy représenté mooy population sénégalaise bi tey buy dem drapeau Sénégal lay yóbbu te aussi booy joueurs yi bu ñuy dem ñu xam ne que ni tey Sénégal la ñuy yóbbu quoi tey au juste ñu représenté ñu dignement du question de ñu gagné coupe du monde wala ñu bañ ko gagné wala ñu yem fi mu mais au juste ñu muyee la mayo au juste ñu xam ne que ni tey sénégalais yi ak xaalisu contribuable lañ leen di jox bu ñu demee ñu wane ci jom wala ci fula même bu ñuy am 3 défaites ci fula wala ci fayda moo ñu gënal que tey Sénégal dem yegg quart de finale wane loo xamante ni tey sénégalais duñ ci kontaan vraiment ñun foofu lañ leen di xaar quoi ñu wane ni que ni tey vraiment que ay gaynde laaj nañ fa ay kër de wane ne ay gaynde lañ laaj nañ fa ay kër ko passeport de Louise noo def ça va bien waaw may ne d'accord ak Cheikhouna déjà nga baal ma doo ko laaj fi nekk bay ñëw di tardé après ñu lijjanti loolu garaaw bàyyi ko man am problème Cheikhouna bu ñu dem ak 3 défaites gagné ko ci fulla de 3 défaites ci fulla ñëwaat nañu dimbale rek xajuñu ci gàcce boobu déggin la rek la laaj ci wax ci non nañu dem jouer rek dem ak déggin la laaj rek amul benn problème non nañ gagné rek nu ñu gagné baax na moom la ñëpp bëgg nag Sénégal yëpp moom lañ bëgg waaw bu arbitre yi bu ñu nee tout sax ñu ne but nañ gagné rek garaaw amul benn problème leneen li mooy soxna Zeynab merci à ma lu mu doon wax aw bu dóor ñaareelam waaw nee na ñaareel dañ mun tooñ waaw xam nañ mun tooñ nag voilà mais jëkkër yi ñoo leen tooñ jëkkër yi ñoo tooñ aawa yi waaye yéen tam mën na ngeen xàmmeewu ma leen tey li yow foofu nga génn waaw luy ndey aawa bi nga xam ne ñaareel bi def ko dara jëkkër jee ko def dara waaw bu ko indil ñaareel moo ko def dara bu ko defee dara sax waru ko dóor
ça dépend rek. yaay day muñal doomam. kan mooy yaayu kan. ah oui ay yaay non dañu nekk ci compétition nekkuñu ci ay yaayante yooyu de. déedéet kay non li nga bëgg laa bëgg noo nekkee sa yaay. ah bon dëgg yàlla comme compétition la léegi. waaw. ah bon waaw. raw jël gàddu la. régal daal bëgguma ko. ku ñu fi tooñ na nga dóore am benn problème. nee na ñu mel ni ku ne ci làmb ëtt boobu làmb la de. maintenant ëtt wujje bi làmb la. ëttu wujje bi làmb la. xanaa léegi la nekk làmb. sunu yaay yi sunu maam yi dañ ko defoon mu rafet amul benn problème. foofu daal assemblée la. assemblée nationale. defante la. man de signé mère Thiama. defante ci wàllu xalaat ak jëflante. ak lépp de booy daal boo defee lu ñu la dóoree. ñu chifaay dóor ba mu sax. chifaay mel mi. kooku man ma. yaa ngi judo ci métti mooy da nga mos a wàcc xam naa judo kaa loolu moom ci métti. benn aspect bi mooy affaire enseignants yi. Il faut dire que man je trouve que Sénégal les métiers yu gën a noble ñooy métiers yu gën a mal payés. Donc tout le monde sait que enseignants yi amuñu lu bëri. Donc bien-être laajte wuñu augmentation de salaire yu metti. Au contraire bien-être la ñuy laajte parce que loolu mooy seen sécurité ay logement la ñuy laajte ay prise en charge maladie la ñuy laajte yooyu ak yooyu la ñuy laajte. Donc loolu si seen bien-être la. dëgg la parce que xam nañ ne lu ñuy fayee ko weer ku ci nar a épargner pour am kër boo amee 60 ans ngay commencé tabax. Donc yoon la fu ñu xoolee revaloriser salaire colonel yi généraux yi war nañ leen xoolaat. fu ñu revaloriser salaire député yi ak bien-être député yi. bay defal seen i jabar. ambassadeurs yi bay defal seen i jabar te liggéeyuñu war nañ xool enseignants yi bu baax. et puis seen revendication yoon la parce que fayeekuñ fi loo xam ne war na leen jox kër après. dëgg la voilà dëgg la merci Louise. kon ñu ngi jaajëfalaat Modou Mbacké jaajëfal leen yéen tamit ba revue de presse bi mi ngi noonu dañuy dem nag marché Penda Fall sama doomu baay kon ñu xool au marché. bii moom kenn mënu ko laal kenn mënu laal bii léegi kon lan moo gën a ba yan légumes ñoo amul ci marché wala lépp am na. non fu mu ne kenn ay légumes Sénégal yi kay moom alhamdulilah tànn na moom mais légumes koy jóge benn réew nag moo xaw a seer tuuti daal xam nga bii benn réew la jóge nekk ci Sénégal ni moo tax mu xaw a seer. léegi bii dafa seer de bii nee na 2000 francs la ah kon dafa mel ni jeeg ji yéen ndugg mettiwul de parce que gis ngeen jaaykat bi nee na lépp am ci marché bi lépp am ndugg yi dafa yomb ceebu jën neex na ci sedd bi def ci suul def ci bëjëg suppu kànja neex na ci sedd bi ah daxin nag daxina neex ci sedd bi tey nag dañuy àndandoo ak yéen tey lii lañ leen indil aubergine boo ko déggee mooy batanse ci olof léegi nag dañuy xool yan ferñeent la am ak lan lay def ci yaram ak lan lay def ci peau ak lan lay def ci karaw ak lan lay def ci lépp léegi dañuy àndandoo ak yéen ñu xool élément bi dañu mu dib légume boo xamante ne ni dañ koy faral di ko jëfandikoo ci bu ñuy togg batanse ñu ci bëri ci askan wi xamuñu ay ngëneelam batanse bëri na lool nag ndox ak ay ferñeent boo ko xoolee nag daanaka day daal di violet am ay xob yu vert ci kawam batanse baax na lool ci xol ndax mën naa jàppale ci doomu aadama mi ba mu mën a mucc ci ay feebar yu dal jëmle ko ci xol bi dafay jàppale tamit doomi aadama bi koy jëfandikoo ngir mu tollale suukar bi nga xamante ne ni mooy jàll ci deretam dafa am nag magnésium ay études yu bëri nag wane nañ ne batanse dafa baax ci koo xamante ne ni am na jabet wala ci ku bëgg mucc ci jabet batanse ci gàttal day faj lu bëri ci doomi aadama bi koy jëfandikoo kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo ngir gën a mën a mucc ci feebar yu yees yi fi nekk jëfandikoo batanse doon na lu baax ndax ferñeent yi mu lam kaani salade 100 francs ni suñu jeeg ji ñu àndandool madame Samb ndugg na ba pare madame Samb lan ngay wax ci suñu émission bi en même temps lan ngay wax ñaax jigéen ñi émission bi de wax dëgg yàlla neex na parce que jeeg bu dugg biir marché nga ñëw jàppale ko ci dépense boobu jàppale nga ko ci kër gi moo tax na dañ leen di ñaanal mais marché bi actuellement fu mu nekk nii légume am na yàpp yomb na par rapport ak temps yële parce que temps yële 3000 francs la woon instant bi mu ngi ci 2800 légume commencé na am parce que ñoo ngi ci période seddaay kon lu waay am di nga mun a jéem a am nooy organiser woo ba nga xamante ne di nga dugg ndax fu mu ne dëkk bi moo métti suñu jëkkër yi bu doon seen sago dañuy jox lu ne gàññ mais bëgg nañ ko mais mënuñu ko ku mu doon sa sago sa jabar si lu ko neex rek ngay nekk foofu
madame Samba yow aawa nga wala ñaaree nga wala ñettee nga lan nga. aywa tamit man la aawa buuru këram. dégg nga nee na moom la aawa buuru këram mais yow d'accord nga sëñ bi indi keneen. waaw xam nga fu mu nekk jigéen ñee bëri il faut ñu xajal leen su dul loolu duñu dugg. waaw c'est normal ay genre mami Diop yi foog ñu am ay yaaram xale yooyu foog ñu am looloo tax foog ñu ubbi buntu bi xajal leen ci madame Samba ñu ngi lay remercier di leen jox lii lañ leen indiloon seen rubrique au marché di leen jox dig daje ba beneen yoon. au marché ngi noonu suñu doomu baay Penda Fall macha allah VIP make up VIP. ñu ngi koy ziar bu baax a baax di wax ni sañse bi mu sañse moo njëkk a rafet jeeg moom dafay nekk jeeg sol lu rafet ba pare tagalu nag mu sóoru macha allah wone li nga xam ne mooy féminité am Kim Taseel itam macha allah togg na ceebu yàpp de dooli na dépense am xam nga marché bi dafa naqari DTV macha allah jóg rek pour jàppale askan bi di leen yokkal seen dépense am na solo loolu oustaz. weesu na am solo comme niñ koy faral di waxee depuis rubrique bi commencé dimbali nit lu am solo la. waaw moo xam ki ngay tombeel yor na wala yorul mais le fait que geste bi. waaw dafay jàngal nit ñi li nga xamante ne mooy solidarité. et surtout dëkk bi fi nga xamante ne fa la toll xaw na jafe tuuti léegi surtout li nga xamante ne moom la Penda wane ci wàllu basante ci ferñeent yi nga xamante ne ñoo ci nekk daan naa faral ñi dégg ci jàngkat yi ñuy wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa bëggoon basante wante nag des na mu wër xadis bi ndax wér na wala wérul mais for nañ ci jàngkat yi ñuy wax loolu en tout cas am na solo mais malheureusement ñun Sénégal fii nii du ñuy lekk légume dañ koy togg mais buñ ko toggee da ngay gis xale yi duñ ko lekk amuñu culture boobu et léegi-léegi sax nañ koy toggee day tax ferñeent yi ci seenu mu daal di dem toi bi ñu nekk étudiant daan nañ defar léeg-léeg dem marché nduggi basante rek ñoo def ko soos rek dafa neex macha allah mais bañ njaayee ni wax ma dara mais macha allah dëgg la merci Louise waaw soxna Zeynab xam naa yow am na loo mën a wax ci basante bi waaw élément bi jàll sax wax na li ci ëpp solo leneen luñ ci war a teg rek mooy aubergine dafa baax ci diabète ba pare day pour ñu bëgg a jeex aubergine dafa lu pour koy consommer dina gaaw a dox xoojee def ko ci ndox di ko voilà ak ni ñu koy defee rek donc ndox bu muy génnee mën na day wàññi graisse et puis dafa calorique dafa riche en fibres donc jeex bi luñ ci gën a taamu ndax ñi régime ñu bëri xam nañ ko dañ koy utiliser mais tamit voilà nu mu mënee éviter loo nit diabète tamit c'est important si on sait que ne actuellement diabète dafa bëri torop ñi ko am te xamuñu ko ñoo ëpp ñu ko am te xam ko donc feebar boo xam ne boo ko amee day yàgg ak yow bon du dañ mais bu respecter ce traitement mën nga ci génn donc ñu def ba duñ ko am moo gën donc ku koy consommer diabète bi dina la awa sori juste pour dire que Sénégal xawul tax feebar yi bëri fi parce que lu ñuy faj yëpp mi ngi ci ñun lekk bi même voilà donc bu fekkee dañ koy togg tamit ba mu ñor torop tamit amul benn utilité dëgg la Thiama waaw basante bi man bëgg naa ko moom waaw dafa neex comme li mu xam ne ba damay dégg doom su bëriwul doom surtout dafa neex dama gis ñoo xam ne dañ koy xoos ba pare togg ko di si def kii di ko lekk dama ko gis ci naar yi sama xaritu naar yi waa xam nga dañuy wax dépense naa leen ku ko yokkul yaa ko wàññi waaw waaye fa DTV ñu yokkal la sa dépense kon jéeg ji defalee ba mu baax te moom ceebu yàpp lay togg waaw sa plat sama plat dëgg la ma rees ak jàmm amit Cheikh waaw man li may par rapport ak rubrique bi rek man je trouve que lu am solo la muy rubrique culinaire bi parce que tey Sénégalais yu bëri dañuy lekk dañuy consommer xamuñu njëriñ bi mu mën a am ci seen organisme mais tey boo amee benn rubrique boo xam ne peut-être que ci biir rubrique bi aliments yi xam ne dañ koy lekk chaque jour wala sax dañ koy gis nit ñi di ko lekk mu lay wax njëriñ bi mu am ci sa wér-gu-yaram xam nga ak li muy yokk ak li muy wàññi et tout lu baax la vraiment xam nga Penda moom dénk nañ ko mbiram daal parce que ab faaleen la mu daja tey ak faaleen xam nga tey faaleen moo ko nduggi jox xam naa ne faaleen la koy jox xam nga ñoom soxna Zeynab bu yooyu ñu consommé yooyu moom seen mbir la maa ngi lay dégg léegi ngay wax sauce aubergine bi naan dama koy togg comme ni koy togg ça
dafa à savoir que seen mbir la daal. dëgg la fekk ñun lépp lu baax suñu mbir la. dégg merci Cheikhouna merci Penda ci marché bi di jaajëfal ñi ngay taseel ñu nangu laa déglu ndax léeg-léeg nga yore micro koo taseel mu xaw a kii mais nag kon ni kaay ma yokkal la moom da ciy daal di sawar kon rubrique bi am na solo lool ñu ngi koy appuyer bu baax a baax a baax ñu xool suñu beneen élément te ñëwaat bu jëm ci wàllu SMS yi ñu xool te ñëw. ay appel wala SMS sénégalais yu bëri di ko jot ngir rek di leen xamal ni dafa am lu ñu gagné loolee nag di wéy di bëri fii ci Sénégal ba nga xam ni client yu bëri ñu ngi leen di nax phénomène boobee nag pour sénégalais yi ñuy xamale ni naxaate bi ci ñaari côté yépp la. ñaar ñuy naxaate la parce que yow mënoo jéewoo dara ñu ne la gagné nga koy gëm comme que nag yow da ngaa bëgg a naxaate bu ñu la naxee man loolu ñaar ñuy naxaate la rek ñoom ñëpp kenn jubu ci suñu la waxee gagné nga. yow nga jàpp ne gagné nga te mu joué dara jubuloo parce que nit ku joué mooy gagné boo jouéwul dara nooy gagné dara. waa ji nag moom dafa jàpp ni sénégalais moo bëgg lu yomb waaye tamit neex a korom. sénégalais yi ñoo war a yeewu si boppam te bàyyi affaire xam nga li yëpp lan moo ko indi xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti fan la liggéey bañ koy lijjanti fan la xaalis liggéey bañ koy lijjanti ku bëgg lijjanti nag du ne dina la dal nga am sa benn 10 000 francs ñun la envoyé ma ko pour ma envoyé la lii. mais déedéet dim lay envoyé na si jël frais nit da ngay muus. soxna si nag victime la ci defkatu ñaawteef yooyee waaye nag tombewul benn yoon ci seeni piège. loolu moom dama jàpp ne sàcc la parce que démb am naa ci benn kii ñu ma envoyé ne ma da nga gagné te aussi man mosuma joué kon jàpp naa ne man lan laa war a gagné mais mu ne ma da nga war ma envoyé 10 000 ba pare nga soog a mën a gagné ma jàpp ne aussi man mosuma joué bay gagné. dama mosul joué bay gagné kon ma jàpp ne ñooñu ñi koy def ay sàcc lañ. te jamono ji ñun war nañoo yeewu ci loolu. ay defkatu ñaawteef taxaw temm ngir rek di nax population bi loolee rek moo tax ñu bëri di woote ngir rek nit yi ñu gën a ànd ak dal nañu def bu baax attention ci appel ak SMS yi nga xam ni moom la ñuy jot leçon rek buñ ci mën a tirer mooy nit yi bàyyi bëgg lu yomb ak dëkk bi nu mu metti metti nit ki war a mën a ànd ak ngoram. damay dëgg nag nit moom dëkk bi lu mu métti métti da nga war a des ak sa ngor. ku joué wul doo gagné ba pare même joué bi sax xam naa Oustaz Makhtar yow laa ci mujjee kii joué bi ci boppam joué bi di nga ci ñëw est-ce que dagan na wala daganul. naxaatekat yi dañoo bari te sénégalais yi duñu yeewu des fois chaque jour nga dégg ku ñu wax ne nax nañ la jël nañ sax sa crédit mais kañ la ñuy yeewu ndax bëgg xaalis loo ko fi jar Louise. lan moo leen jaral loolu. kenn xamu ko doy na wax trop ndaxte ñi naxaate si ñoom laay njëkkee parce que tamit dafa yomb nga taxaw sa ginnaaw écran rek. waaw ciblé ay numéro di leen woo naan leen gagné ngeen tel envoyé ma tel malheureusement. ñiy arnaqué ci loolu bëri na trop. am na beneen phénomène di la gënaloo ay sarax ay dama laa gisal nangam. yooyu yëpp am na ci léegi. donc voilà mais man je pense que le problème opérateurs yi ñoo ko mën a régler opérateurs yi parce que ñoom la ñuy mbubboo. waaw. parce que suñu wootee dañuy naan man la bon ñun soxluñu publicité man la opérateur tel da ngaa gagné lii parce que li nga jënd ci crédit ci semaine bi dafa bëri moo tax ñu récompenser la lii mais pour nga am lii il faut nga jox lii ci crédit. mais c'est même pas logique. donc opérateur yi man mii dal na ma man nit woo na ma. jël temps di ma expliquer pendant plus de 2 minutes da nga gagné lii ma bàyyi ko ci biir rek parce que xam naa ne sama appareil dafa am enregistreur d'appel. bàyyi ko mu wax ba pare si automatique fi ma nekkoon soriwul Orange ma dem ba ci boutique Orange bi gaaree jox leen numéro bi mais xam naa ne du am benn suite. du mujj fenn parce que ñi ngi koy def donc c'est un truc qui font ils gagnent de l'argent et ça reste impuni. donc malheureusement ñu ñuy nax ñëpp bokkuñu secret degré de bon sens. des fois dañu wax benn affaire ñu nga ne kii na la mënee nangu lii dafa yomb trop. fekk na yow ni ngay xalaatee. ak kooku ni muy xalaatee bokkuñu dafa am ñoo xam ne dañu xaw a ñu koy waxee. ñoo sant Diagne. waaw dañoo xaw a tëxët. waaw dañoo xaw a tëxët te loolu yàlla la. donc nañ def attention te opérateurs yi nañ régler problème bi parce que mi ngi gën a am mi ngi law et ñu bëri ñu ngi ciy perte seen xaalis bu bëri. dëgg la il faut ñu yeewu nag Thiama. waaw mais dafa am benn système bu ñu fi génne bu ñuy wax identification. waaw mais xanaa kon kii woote duñ ko mën a identifier wala demul Sonatel identifier numéro. jaaxal na ñëpp. loolu nag loolu moom a jaaxal moo tax mooy identification bi ba tey des na. nan lay jëriñ nit daf lay woo sa saaga la pay daal di sànni puce bi. waaw. comme ci affaire wujj ñaare dañuy jël puce waaw te saaga aawa ba pare sànni puce bi.
dëgg la non xam nga loolu mooy indi wax rek lu am na ba taay mu ne def ma saaga ci benn numéro nga xool ko ñu woote ñu ne néew ma ne ko da ci woote pare sànni ko du am benn suivi de des fois du am suivi ni li Louise wax dëgg la du am suivi dañ lay nax man dañ ma koy def man suñu waxee ba pare ma ne waa jërëjëf li nga wax affaire yi sàkk sarax yooyu dañ la def ma ne waa jërëjëf naa ko sàkk sarax waaye man bu fàttali man taalibe Sëñ Tuubaa la man yooyu man doo xanaa nga ndax ma ci moom dinaa naw tout le temps fii moom loolu du fi jóg sax dañuy wax ni waaye du fi mën a jóg ba pare yi ne di nga gagné télévision yooyu sax est-ce que am na doy na waar yooyu am na nag joué wul daal xaw ma looy gagné loolu ma jaax kala yi naam ne fa xëy na ñun la seen faar gagné nga télé gagné nga gi yónnee 10 000 francs waaw ba tam nga daw yónnee 10 000 francs dafay mel ne bu ñu la ko day fekk dañ lay nelawal doy na waar de loolu ma jaax nañ ko moytu opérateur yi li kii wax dëgg la ñoo ko war lijjanti dëgg la grand Cheikhou soxna Zeynab moom da ci la dëkk moom ci yooyu xam man élément bi li ma ciy wax mooy que quelquefois sénégalais yi ñooy naxlu seen bopp ba pare quelquefois sénégalais yi dañuy yor ay outils yoo xamante ni comprendre luñu outils yi parce que tey benn instant kii nee na léegi des fois gars yi dañuy sonder ay numéro au hasard mais léeg-léeg gars yi dañuy sonder ay numéro au hasard dañuy am ay information yu leer dañ lay woo jaar tur jaar sant wax la sa numéro wax la sa adresse waaw mais xam nga loolu yóbbu na léegi ak application yi fa laa jëm si parce que nit ñi ak smartphone yi ñoom ñooy joxe seen ay information parce que nit ñi sénégalais yi dañu yor ay téléphone te li ñu yor xamuñu ko xam nga tey sénégalais problème bu bëri matériel bu doy waar la problème bu bëri yu ñuy am mooy que utiliser loo xamante ni yow da nga koy def parce que yow luxe la dañuy gis xale bu jigéen bu yor benn téléphone ne maa ngi téléphone naa nga 500 la fekk na li mu yor mu ngi koy dugal te xamu ci dara dëgg la parce que moom luxe la ko def te li mu yor moom balaa muy doon luxe dafa fekk waroon nekk mu nekk benn outil bu mu contemporain parce que tey nit ñi dañuy ñëw nit envoyé leen benn message ne la valider application tel nga kii nga ñëw mooy la accepté mooy la adresse nga jox ko adresse numéro tel nga dul nga télécharge application bi application boo koy télécharge nga joxe information yi sa information yëpp léegi soo nit ki su toogee yor benn base de données créer benn application pour am ay information ay nit mu ñëw 1000 personnes yu ñëw dugg si application moom seen information mu jël information bi jaay ko benn nit bu bon mel ni kii mu jaay ko 1 million wala nangam ak sangam kooku jël information yi di ko utiliser. loolu mooy dal sénégalais yi chaque jour parce que dañuy utiliser ay xamante ne loolu benn mu ngi leen di dal mu ngi leen di dal ci loterie yi ci yi ñuy gagné mu ngi leen di dal ci affaire seen image yi nga xamante ne tey nit ñi dañ koy jël di ko exploiter leen di leen chantage. parce que tey da ngay gis xale yi dañuy jor téléphone def si lu ne photo wu def lépp. te fekk na li ñuy utiliser. pare nga jël téléphone bi maye ko wala nga jaay ko kër gi. wala mu réer formaté ko mu des ci biir. non effacé ko formaté nga ko sax. mais mi ngi ci cerveau yi du deñ. waa ji def recover jëlaat information vidéo yi nga photo woon sa photo ak sa message waaye jël ko di la envoyer message parce que li ñuy utiliser xamuñu ko. parce que luxe lañ ko def man pour man daal sénégalais yi seen jëm bopp. ñoom ñooy naxlu seen bopp. man noonu laa ko bëgg ñu nax la tamit dañ ne ñoom ñoo xamul li ñu xamul tax du question bëgg de dina am foo xam ne loo xam ne soo ko xamul neex naqari ki la ko gën a xam parce que loo xamul ngaak nga ciy doon waaw parce que nit lu mu xamul rek seer la ciy doon dëgg la nit ki nag loo amul loo xamul xabs nga ciy nekk voilà biir nag loo xam ko da koo gën Oustaz Mohamed ci talxiisa SMS envoyé SMS bi di nga gagné lii est-ce que loolu dagan na c'est-à-dire SMS. waaw jeu SMS yëpp carte la. jeu SMS yëpp carte la. yi ngay gagné ay télé ay frigo yëpp. lépp carte la. am na ko xam tabaski xaram foofu la ko gagné am na tabaski. lépp carte la xam nga lan moo tax. jeu bi boo gisee dañ leen coût d'SMS. SMS bi ngay envoyé dafa am coût. te buñ koy bind bu sew lañ koy bind. bu dee ci rajo la dañ lay xumbal daal di wax ne coût SMS nangam. genre dóor léegi yow doo ci bàyyi xel. léegi ñiy woote ñëpp. ñooy participer ci li nga xam nga lan moo doon dagan sunu kii di waroon ko mun a def. muy sunu opérateurs yi. moo di ne ñu def li nga xamante ne mooy promotion. par exemple promotion ku jënd. nangam nga xam ne yow li ngay jënd yaa ko moom mu lew la léegi nag ñu def benn tirage ñoom nga xam ne ñoom ñooy jël trophée bi def benn tirage
ne par exemple ku jënd carte bu 1000 francs am nga possibilité wu gagner nangam. bu boobaa yow yaa jënd carte 1000 francs yaa ko utiliser. mais ñoom ñoo la neexal mais quand bu fekkente ne nit ki dafa am lu muy joxe. keneen am lu muy joxe te kenn koy gagner. bu boobaa loolu carte la. léegi nag bëgg gu Sénégalais yi bëgg lu yomb loolu moo leen di yóbbee ci ñu leen di na. en tout cas comme ni Cheikhouna wax. Louise wax ko tamit sama yaay wax ko. moo di ne léeg-léeg ñun ñoo bëgg lu yomb de ce fait que bu ñu la waxee ne gañe nga nangam yow doo bàyyi xel sax ci kii bi da nga naan xaalis bi ngay bëgg. ku ci gañe bi màkk nag sa pèlerinage baax na. ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne li jëm ci mooy tabaski bi ak kii bi ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay ne inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yàlla dafa lew dafa teey du nangu lu dul lu lew mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam par rapport ak pèlerinage yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki ajee alal bu lewul soo ñëwee ba jógee biiru ali mooy Médine di armal di dem Màkka boo nee labbayka allahumma labbayka yàlla def ne laa labbayka wala saadek soo ne yàlla wuyu si naa la yàlla mu ne dégguma la toon faalewuma la parce que li nga ajee lewul waaw Oustaz Mohamed Sénégal garaaw na de banque tamit intérêt yi nga xam ne dañ koy teg mu bari loolu riba la waaw c'est-à-dire banque intérêt moom riba la parce que yàlla subhanahu wa taala moo ko tere ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy kii léegi nag je ne pense pas ne nit dina dem lebi pour tem aji màkka parce que yàlla dana li man istata ilayhi sabila tey jii ñu bëri aji màkka de lu ci laxasu léegi daa bëri de ñu bëri ay tonti nag mais dañuy gis entreprise alxuraan mën a dundale leen seen njaboot yi ci lu lew waaw moo sax mën a dundale leen seen njaboot yi ci lu lew te lu bëri loo xam te nit ñi dañ koy waxtaanee ci télé yi tey boo ko xoolee natt ko kon donc da ngay seetlu kon sénégalais yi dundalee seen njaboot ci lu law bëriwul parce que yi ngay wax ni ci nekkul bëriwul te di ko dundalee seen njaboot non c'est vrai et puis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne jamono dina ñëw riba day mel ni poussière néew nañu ko dul nooyi foofu la leen toll mais xam nga da ngay am entreprise comme ça benn groupe bu toll nii Excaf chaque année ñooy dañuy yóbbu ñaari nit màkk loolu moom dara nekk loolu dara nekk non loolu dara bu fekkee ne xelu ñëpp dina si nekk non même bu ci xelu àdduna nekk c'est-à-dire moom moo am yéene defal léegi nag mu def ko ci ay nitam comme nii ma ni ndénkaane comme ma ni déwén ndénkaane mayta dinaa ko yóbbu Rom dinaa yóbbu mère Thiama Màkka ak Louise beneen yoon ma yóbbu Cheikhouna boo yóbbu mère Thiama du yóbbu Louise Cheikhouna nga yóbbaal parce que du ma ànd ak ñoom nag doo ànd ak Oustaz Mohamed lay ànd. wala ma ànd ak man. du ma ànd ak bu ma nee nooy wax ak moom. kaay ma wax ànd ak kay nga xam foog nga yow kii. du ma ànd ak moom xamoo Cheikhouna lépp laa lay lijjanti. bàyyi ma ànd ak sama doom rek jëmite bu ñuy dem màkk bàyyi ma ak Mohamed ñu ànd dégg nga. ñu ñaar ñu ànd. waa ñu xool benn élément ñu xool élément bi te ñëw.
téléphone bi immortel la. blindé la. ah immortel maanaam. du faatu du yàqu. blindé dara du ko yàq. du ndox du suuf marteau glacé te du yàqu te sans ñaata lay jar lañ wax. ça dépend xam nga 180 000. non 550 bu fekkee S8 bi la. S8 téeméeri junni. ak juróom ak. may bu njëkk la loolu. wuy nee na may bu njëkk la. may bu njëkk la. ah mais bu fekkee lii yëpp mer caama. jar na ko ndax daanu na yàquwul. sa biir dugg na ci ndox yàquwul. defal bi glacé nañ ko yàquwul. xalaatuma ko. ah Oustaz Mohamed. en tout cas li ma ci yéem rek mooy ne xam-xam dafa am solo. xam-xam moo yóbbu. bis bi fi ñu koy dugal tournevis moo koy ubbi. kon jar na ko. en tout cas xam-xam am na solo. ah xam-xam waaw. loolu mais bu njëkk la de 500 quelques milliards. waaw mais Thiam matériel la rek. matériel lépp teranga la am. lépp teranga la. bii de mën na ko bii de mën na lool. ban.